commencé wàcc nag léegi am nañu yaakaar ne fii ak ñaari weer au maximum dinañ àgg ci biir. d'accord mon commissaire noo jàngatee rétropédale bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci gestion Covid bi par le président de la République Macky Sall parce que ba ñu demee am ay vingtaine de cas rek dafa jëloon rek les restrictions séeréel ko ba mu dëgër tey ñu dem ba am ay 3000 et quelques cas le président Macky Sall jël décision assouplir les mesures ban jàngat nga ci am est-ce que président de la République Macky Sall dafa réer ci combat xeex Covid 19 bi. non xam nga dama ni la tout à l'heure li nga xam ni addina bi yëpp daf leen bett ci feebar bi du feebar bu ñu xam ci comportement am feebar bu bees la ci comportement am ñu song ko amuñu ci dara ci garab gu ko faj lu dul dañuy tappalaatu ci li fi nekkoon ci li nga xam ni yàlla mayoon na ko doomu aadama yi ñu ci seet lan lañ koy appliquer pour mën ko contrôler ñu dem ba am ci lii poñe que ci ay mesures de prévention situation bu ñu contrôler fermer frontières yi jël ay mesures de protection jox ay instructions nit ñi tëj écoles yi jël un certain nombre de mesures yi nga xam ni de manière dynamique dañuy taxaw nag léegi au jour le jour ñu seet li ñu def lan moo ci baax il faut que nit ñi bàyyi xel ci ni baax bi newul ci bis bi ñu koy def mu ngi nekk ci suivi bi ñuy def ak lan lañu jàngat ci loolu bis bu nekk pour mu won ñu ni yoon wi ñu dugg baax na ñu war nañ ko mën a jubbanti tuuti mais yi tamit mën nañ ci yokk lii wala mën nañ ko corriger bi ñu demee ba ci biir ñu xool ni am na yeneen aspect yi nga xam ni dafa nekk ci biir xeex bi nga xam ni suñu demee ba xam fi ñu taxaw fan la war nañ ko sédd tey yaa ngi gis chauffeur yi bi ñu yokkee këfin bi rek ñu ngi naan non ñu ngi sànni ay xeer ñu ngi grève fii ñu ngi marché naan amatuñu dara muy aspect économique bi précarité dundu nit ñi loolu yëpp gouvernement di këfin ñu ngi distribuer ay këfin mais loolu doyul nit ñi donc il faut ñu seet soo yoree réew da ngay seet li nga xam ni mooy feebar bi situation bi nooy continuer téye ko mais tamit nooy bàyyee sa xel ci leneen li nga xam ne sa responsabilité su baaxul yi tamit dañ la koy sikkee il faut que nit ñi may am ubbeeku bu toll noonu loolu moo tax man la président bi mu àggee ci war a changer de stratégie comprendre ni su continuer ni ay sooxe dina am feneen te mën nañu boole yépp mu daal di alléger nag léegi terewul yeneen mesures yi des fii moi je crois que du changement de ton bi nga xam ni war nañ ko mën a reprocher parce que keneen ku fi nekkoon yi tamit il faut nga am looy hésiter ci def lii wala looy changer parce que kenn mënul tëdd fenn rek di continuer ci phénomène bu mel nii ñetti weer ñu ngi ci ñetti weer ku koy piloter dara yaa ngi commencé am ay réflexions yu baax ci fi nga xam ni fa nga war a mën a jaar. Si changement de mesure yooyu ñu gis ne carrément le président de la République Macky Sall jël na décret prolongé lii nga xam ne mooy état d'urgence bi ak couvre-feu ba le 30 juin est-ce que fu mu toll nii ak feebar bi ni muy évoluer ak ñu gis ne assouplissement mesures yi pris kii di président de la République Macky Sall def na ko est-ce que tey am na pertinence ngir rek mu mën a rek bàyyi fi ba tey couvre-feu bi ak état d'urgence bi. est-ce que tey jotul ñu dindi ko. dafay delluwaat ci li ma wax couvre-feu bi ak état d'urgence bi day cadre bi nga xam ni cadre intervention la day permettre ñi nga xam ni ñoo yore état bi yore administration bi ñu mën a doxal ci conditions yi nga xam ni dina yombal seen xeex parce que dafa am lu ñuy xeex su fekkee dañ ni léegi demee na nii rek kon waratul ñu def nii da ngay xool mesure bi suñ nee état d'urgence cadre bi pour que ñu mën a jël mesures yi carrément la mais suñu nee couvre-feu bi nga xam ne moo accompagner état d'urgence bi dañ ni il faut que ñu protéger nit ñi seen diggante bu dee 2 heures de temps de confinement bi nga xam ni état bi jël na ko comme mesure sax nanu bàyyi xel ci ni feebar bi moo tax mënuloo ni puisque allégé na rek nanu bàyyiwaat nit ñi def ni ça veut dire que dañuy sobental li nga xam ni dafa jar ñu bàyyi ci xel bàyyi ci xol bàyyi ci yi tamit xam-xam ak mën-mën bu war a permettre su ëllëgee ñu mën a fexe ba du ñu rëcc. mais commissaire paradoxe bu ci am mooy par rapport ak couvre-feu bi nga xam ne c'est à partir de 21h ba 6h du matin mu mel ni que te ñun virus la ñuy xeex le matin da ngay gis ne carrément rassemblement dafay am nit ñi ñu ngi dem vaquer à leurs occupations boo demee boo rombee mbedd Ndakaaru yi dafay mel ni feebar coronavirus amul mu mel ni comme le président de la République wala ñi nga xam ne ñoo ŋànk gestion Covid-19 bi dañ naan wàllante leen ci bëccëg bi guddi bi ngi doo leen wàllante. est-ce que am na sens. am na sens xam nga dafa am na sens c'est que bëccëg bi day moment bi nga xam ni dañ koy contrôler état bi partager responsabilité bi ak nit ñi te sooy dox ci dëkk bi
da ngay comprendre ni nit ñi jël nañ seen wàll jël nañ seen cër ci bëccëg bi parce que bëccëg bi la ñuy dox seen ay soxla. mais les marchés sont tout le temps bondés. même si les marchés sont tout le temps bondés il faut que marché yi dox parce que soxla yi fa lañ koy fajee mais nga xool ci nit ñi fa nekk bi leen Covid bi yaree ba ñu toll fii ñu toll tey ku nekk yaa ngi du moyu sa moroom kuy sëqat yaa ngi def nii ku nekk yaa ngi takk sa masque ku nekk yaa ngi moytu laalante ak nit nuyoo man de gëj naa laal loxo nit. nuyoo kenn nuyootul donc nit ñi am na lu ñu jël ci charge responsabilité par rapport ak xeex Covid bi mën nañ ko bàyyi foofu mais dafa am leen nga xam ni ci fànn bii ngay waxee am na fi nga xam ni quand même dañ leen fay accompagner mooy bu ñu demee ba soxla yi ñu dox ko ci benn temps bi nga xam ni ubbi nañu ñu daal di dellusiwaat fàttali wan leen ni feebar bi mu ngi fi ba tey dellusiwaat bi nga xam ni day leen di tere te dépendrul ci ñoom mooy limiter seen mouvement ñaari fànn la di ngeen téye lii yéen di dox mais xam leen ni yéen a yore responsabilité contamination bi communautaire ak particulier yéen a ko yore parce que yéen a war a protéger seen bopp seen diggante seen bopp ku nekk dafa war a protéger boppam protéger moromam par rapport ak ñoom mais su ñu demee ba ci biir ñun ñoo leen war a ci indi situation bu leen di protéger donc amul paradoxe. paradoxe bi moo doon nekk nii lépp li nga xam ne dafa jaxasoo kenn xamul lu mu nekk mais tey il faut que état bi continue effectivement di jël ay mesures yoo xam day contrôler day créer situation de confinement bi nga xam ni nit ñi duñ ko transgresser loolu dafa may avantage yu muy indi. d'accord si mesures yi président de la république jëloon ngir assouplir mesures yi jëloon na décision aussi ubbi école yi sa deux ñu gis ne carrément keroog ba mu doon ko envoyé enseignants yi pour ñu dem rek seen lieu yu ñu war a jàngale gisoon neen fa benn cacophonie wala sax benn rassemblement bu doy waar ba ñu bëri ñaawlu woon ko est-ce que tey jii nga xam ne état bu Sénégal aussi def na rétropédale par rapport ak ubbiteef école yi nekkul rek suite logique départ bi nga xam ne lajj nañ ko ngir mun a convoyer rek jàngalekat yi seen lieu yi. xam nga si ay mesures la ñuy jël ay nit lañ koy confier déjà boo convoqué ay nit rek am na senn bu nekk foofu ça veut dire que kenn matut. mais est-ce que état aussi war na taxawaay senn wala kenn matut dafa mel ni comme état bi Sénégal pilotage à vue lay def. maa ngi ñëw ci loolu kenn matut donc su rëq-rëq boobu amee. ci dajale nit ñi rek. dañuy d'accord ni rëq-rëq am na. parce que il faut que ñu poser benn acte mooy li nga xam ne mooy convoyer. effectivement su état bi ne nit ñi waruñu daje ci marché bi nit ñi war a daje feneen créer situation bu nit ñi dajaloo rek attention ci acteurs yi doon organiser loolu ça veut dire que senn am na manqué nañ de vigilance. j'espère que la prochaine fois loolu du leen dalaat il ne faut pas que ñu défendre l'indéfendable il faut ñu am ci jàng am ci jàngat. que su ñuy defaat leneen la prochaine fois ñu seet nan lañ koy defee ba erreur yi duñu dal lii ñu dellu gannaaw nag ci ubbite école yi du dañ ko waroon xaar dafa am lu ko motiver. su ñuy jël ni dañuy ubbiwaat école yi dañ ni classe d'examen yi pour que xale yi mën a jàng ñu jël mesure yu koy accompagner pour que loolu mën a nekk ñu bañ a perdre seen année bañ a perdre seen Covid. kooku volonté politique bu manifeste la ci éviter dugal benn pas bi nga xam day éviter année blanche mais boo demee ba ci biir Covid bi delloo si waat la ni la maa ngi fii attention li nga defoon yépp pour man ma bañ a gaañ nit ñi la am ay enseignants yi nga xam ni dañoo feebar nga natt sa ay jumtukaay xam ni lii kat li nekk ci sur place mënul permettre nga mettre en sécurité xale yi. mettre en sécurité enseignants yi parce que am na ñuy feebar mettre en sécurité parents d'élèves yi parce que xale yi ak enseignants yi dañu delluwaat ci biir kër yi je trouve raisonnable boobu débat moo fi nekk je trouve raisonnable que ñu dellu gannaaw la preuve ñi d'accord suñu dellu woon gannaaw day créer ay mouvement dina am ñi nga xam ne dañuy taxaw naan par force dañuy dellu gannaaw pourquoi parce que lii ak lii am na il faut que rek ñu ànd ci même intelligence bi critique bi c'est utile mais il faut que ñu d'accord ni lu ñëw rek dafa am lu mu doon viser suñu ne dañuy dellu ci école yi c'est parce que dañu bañ xale yi perte seen année bañ par xale yi perte seen Covid mais loolu da nga koy jël rek da nga koy bëgg engagé wu ci politiquement def ko. mais président moo ne woon situation exceptionnelle mesure exceptionnelle ba ñu amee une vingtaine de cas mu jël école yi tëj ñu am ay 3000 et quelques cas mu décidé ubbi école bi est-ce que tamit sur cette question état bu Sénégal tamit réfléchir na par rapport à ces décisions monsieur le commissaire. parce que peut-être ces 10 personnes qui ont été contaminées sax. parce que est-ce que du seen ñàkk parce que du
comparaison n'est pas raison. du question que ni 10 fukk 1000 non phénomène la booy piloté ak li nga xam ni moo nekk sa xel ak li nga xam ni moo nekk ci sa responsabilité man damay d'accord ni ku yemale gis naa ay boroom xam-xam yu mag yi nga xam ni ñoom nee nañu ñoom sax duñu takk masque parce que lii ñuy def cinéma la nanu bàyyi ku nekk doxi sa ay soxla que ni bi président waxee rek ni apprenons à vivre avec le machin affaire bi jeexoon na pourquoi parce que am na yeneen réew yi nga xam ni ñoom jaaruñu sax fii ñoom dañu tëb rek daal ni affaire bi jeex na nañu contrôler faj nit ñi avancer dem ñooñu ñu ngi seen raison ñu ngi seen stratégie xëy na ñoom am na fu ñu amee dëgg ci ñun mais am na fi nga xam ne ñun am nañ ko dëgg ci ñoom. mais est-ce que nanguwu leen yéen ak ñi nga xam ne yéen a wër président Macky Sall par rapport ak gestion Covid bi wala sax si gestion situation scolaire bi nga xam ne xale yi ñu ngi koy dund da ngeen a cavalier seul parce que da ngeen gis ne carrément les élèves ils étaient montrés au créneau pour wane ne carrément am ñoom nangu woon les syndicats d'enseignants aussi ñenn si ñoom aussi wane woon ne na quelques rek rëkk-rëkk nga xam ne yii waroon na ko am est-ce que boo leen dem déglu woon rek di ngeen dem vers su ko dem ba kañ mbir bi nii kenn du diriger réew noonu mais parce que boo leen def cavalier seul responsabilité boobu moo nekk ci ñu dénk la réew mooy ngay jël ay décision ki nga xam ni kenn falu ko newul ci téyewul levier yi donc mën nga ko consulter. mais il faut aussi savoir se concerter. maa ngi d'accord ak yow mën nga ko consulter mais loolu dafa am limite. limite bi bu demee ba nga war jël décision rek. jëlal décision sans que sa prétexte nekk ci bi may jël décision bi kat laajoon naa nit ñi loo laajte bu décision bi baaxut yow la loo ñàkk laajte bu décision bi baaxut yow la donc ñii tëb naan concertation amul si am na concertation mais ci ay cercle lay nekk parce que dooni ñun waroon nañu laaj rek non yow yaa élire sa bopp di war nañ la laaj mais laaj nañu cercle médecins yi laaj nañu cercle conseil yi laaj nañu cercle ñeneen laaj nañu yenn syndicalistes xëy na yow laaj ñu la il faut que ñu d'accord ni nit ñi yore responsabilité tant que ñun ñu ngi wàññi suñu qualité ci ñoom ñu ngi mettre tout le système en danger man mën naa d'accord ni malgré que consulté wuñu am na ay rëq-rëq li nu bëggoon am amuñu ko mais volonté bi mu ngi fi ñun kay nañu constaté ni liñ doon wut amul ñu changé waat mais volonté bi mu ngi fi loolu mooy indi loolu mais ki naan nag waroon na def lii waroon na du solution wax naa ko benn daam bu ma mës nekk ci benn plateau interview mu nekk ci plateau bi moom di dicter li ñu war a def ci métier moom affaire bi du ku nekk seet ko ci sa métier ak sa xam-xam rek dal di indi fi nga war a jaar malheureusement ci sunu téeméeri junni métiers yi ñu am état bi loolu yëpp dafa ànd ak Covid bi di ko gérer. su fekkee ku nekk da ngay def nag sa sortie ci sa ñetti métier wala sa ñeenti métier wala sa ñetti gis-gis boo defut nànk yow doo mën a ànd ak état bi parce que li mu yor di gérer supposons